ku ne xam ne ne yàlla daa bind te yemalewul am na ñu matal am ñu matlewul waaye ba mottali amee ba léegi kenn sonnatul buur kattan di produit 100% naturel sans effet secondaire ñu defare ko li nga xamante ni moo di petit cola bisaab ak jinjeer ñoo ngi jàppale leen ci seen wàllu kattan ak seen wàllu wërgu-yaram bu nekk jarna fi nguur ak keng ba ci kikirikiij waaye bii mooy seen buur di buur kattan ballonnement moo ci mën constipation faiblesse sexuelle diabète sinusite éjaculation précoce di joxe appétit sexuel teg ci itam day raxas sa biir ba mu set wecc wooteel gaaw ci 77 413 59 24 77 413 59 24 xar yëpp xar lañ waaye laadum da ciy gën te bu ñu nee góor ngóoraa tax. ñoo ngi leen di nuyu di rafetlu ànd bi ngeen di ànd ak Sunugal 24 invité de la rédaction dellu siwaat na tey ñu si dalalaat encore une fois Dame Mbodj di ko jaajëfal ci invitation bi mu ñu nangul Dame ñu fas yéene waxtaanee njàng meeg njàngalem ak coronavirus bi gis nañ ni dugg na ci famille dugg na ci seen askan yu ñuy jàngalekat yi mi ngi université mi ngi ESP dégg nañ ko ci école yoo xam ne maanaam am na sax benn principal bu si ñàkk bakkanam wala xaw ma directeur d'école alors yow daanaka mbir mi bettu la boo gisee ni mu dooree ba léegi. waaw jërëjëf Moustapha effectivement temps yi moom gis nañ ni li nit ñi doon wax naan lu tax ba léegi amagul ay cas ci université yi ak ay cas yu bari ci école yi temps yi mel na ni boobu lañ song ñoom parce que politique mbas mi ci àdduna bi ni muy demee kuy def jàngat di nga gis ni logique amu ci benn cohérence amu ci temps yi nag gis nañ ni université yu bari ñi ngi wax ni cas yi dugg na fa surtout université bu Dakar. école yu bari aussi léegi nañ ko daan nëppaleetuñ ko ñi ngi wax ne cas yi mi ngi am nay information effectivement yu ñu jot ne am nay chef d'établissement ak ay acteurs rek de manière générale yu nekk ci système bi yoo xam ni ñàkk nañ ci seen bakkan ci mbas mi loolu lañ jox comme information mais comme ñun depuis feebar bi dugg ci dëkk bi dugg ci àdduna bi ñu seetaan ba mu dugg Sénégal ñun ci Taïf aussi ñun dañu jàpp ni mënuñu lépp luñ ñu jox rek ñu consommer ko maanaam information yi nit ñu koy joxe ñun duñ ko mën a gëme noonu. parce que nit bu fekkente ne dalay wax muy teggeeku ci lu bari doo teg fenn mu wax la ci benn mbir nga gëm ko loolu c'est important parce que ñi ko ŋànk ay politiciens lañ. Sénégal nekkul comme yeneen réew yi nga xam dafa am dañuy tuddee une comité scientifique boobu dañu organiser wu taxaw ñoom am seen autonomie di wax lañ ci xalaat dans les universités ak yu demee noonu fii ab comité national de gestion des épidémies lañ am boo xam ne ña ca ëpp doole ay politiciens lañ. nguur gi ŋànk ko di def li mu bëgg a def par rapport ak ay objectifs am donc ñun dañuy téye ci chiffres yi ñuy jox ci boor bu mën a jóge mais ñun li ñu jàpp mooy comme ñëpp ci Sénégal d'accord nañ ni couvre-feu bii ñuy def ni amul benn sens parce que couvre-feu bi 21h bu ñu koy commencé ñëpp ñu ngi ci kër yi. donc liñ ci yokk rek mooy bu desee ñaari waxtu sénégalais yëpp di dajaloo ku nay daw pour ñibbi ñu dajaloo ci oto yi fees dell ñu dajaloo ci gare routière yi fees dell nit ñi di jonjonte kooku nag mënoo ñëpp ne la loolu baaxul wan la ni la ñëpp def ci reportage wan ne lii day yokk feebar bi yow état nga continuer di ko def kon man jàpp naa ne nga yokk virus bi mooy sa objectif. mais attends foofu Dame dama la fay dox parce que ñoom dañ jàpp ne même bu fekkente ne 2 heures la à partir de 21 heures am na tuuti loo xamante ne wàññi nañ ko ci yoon woo xam ne virus bi jëloon na ko di dem. non loolu ñu koy wax ñu dëkk boo jëlee avant ñuy def couvre-feu bi ak biñ ko defee cas yi dafa yokk au moins lu mat ñetti yoon par rapport ak avant ñuy def couvre-feu bi loolu du wax loolu ñu ko wax basé wuñ ko ci chiffres yi. bi ñu commencé couvre-feu bi ça veut dire que ni bu amul woon mën naa gën a metti foofu la. mais loolu amuñ ci benn firnde. parce que loolu amul lenn luñ mën a teg ci loxo nit ñi pour mën ko démontrer loolu mën ñu ko démontrer parce que loolu pour ñu mënoon ko def dañuy def benn trêve ci couvre-feu bi d'abord bu ñu defoon benn trêve une semaine. ci couvre-feu maanaam dakkal ko tuuti. dakkal ko waaw ñu dakkal bu ñu dakkaloon couvre-feu bi 2 semaines. daañ mën a xam ndax loolu ñu wax ñoom am na am déet mais loolu amul donc man dama jàpp ne loolu ay layal la. couvre-feu bi li mu yàq moo ëpp li muy defar benn day lawal virus bi day tax ñi am feebar bi gën a yokk parce que nit ñi dañuy dajaloo te mbas dañ ne sorente daf ci am solo. te kon bu nit ñi di tencaloo ci kaar yi di tencaloo ci gare routière yi day yokk virus bi benn ñaareel ba mooy day gën a yokk ndóol sénégalais yi parce que sénégalais yi nga xam ni ci jafe-jafe lañ nekkoon dañoo gën a yokk ay jafe-jafe parce que nañ daan génne di mën a dem liggéey mënatuñ ko parce que ku ci nekk gis nga ne embouteillage bi sax dafa yokk. bu guddee ñi daan jaay lu ñu nit ñi ñu lekk ci mbedd mi mënatuñ jaay parce que dañoo tëj ci kër yi jaaykatu fonde yeeg cere yeeg ñooñu nga xam dañ doon taqale ñoom dee nañ ñoom yoratuñ lu ñu yore seen i kër
mais nit ñi bala ñoo waxoo feebar da ngay dund d'abord nit ñi bu ñu amul lu ñu dundee xiifa leen di rey ci kër yi. mais est-ce que jamono tamit laajul ku nekk xoolaat say comportement parce que gis nañ ne am na entreprise yoo xamante ne daanaka lompoñ nañu léegi gis nañ ci ñoo xamante nañ doon liggéey wàññeeku na est-ce que du ku nekk tamit dafa jot nga am lenn looy wàññi say bëgg-bëgg. loolu du affaire wàññi d'abord da ngay xool ku ci nekk li mu mën ak li mu mënul parce que ñooñu ngay wax ay entreprise ñoom mën nañoo def télétravail mën nañoo def yeneen i pexe mais ñi nga xam ne ñoom dañuy jaayantu comme ni ma koy waxee ci mbedd yi nga xam ne heure yooyu lañ daan génn di jaay ñooñu bu ñu leen tëjee amuñu lenn lu ñu def loolu mooy dëgg ku ci nekk da ngay xool lu mën a nekk nga wax ko entreprise yi am nañu ay pexe mais ñi nga xam ne ñoom ci taaba lañ nekk ñoom amuñu lu ñu def beneen bi nag mooy que ñun dañu jàpp ni feebar bi il faut nit ñi xam ni du ab balaa bu dal ci kaw nit ñi boo xam ni nit defu ci dara nit ñi moo ko sooke. dañ leen a tuumaal ñoom ñi nga xam ñoo nekk ca kaw nekk ci OMS ak Big Pharma ak ñi ko wër lañ tuumaal ña leen tuumaal duñ ay cuune bañ leen tuumaalee ni leen yéen virus bi yéen a ko créé te am na sax fan yi benn médecin boo xam si chinoise la dafa dawee Chine dem États-Unis toog fa muy Yan Limeng mu ñëw taxaw ni man damaa daw ndax bu ma toogee Chine dañ may rey ndax li ma bëgg a wax mënu ma koo bañ a wax mu ne virus bi ci laboratoire lañ ko soppee ba noppi lâché ko loolu leen taqal mais kooku du caaxaan parce que kooku ponkal la ca Chine jàng médecine ba nekk ci professeur ragal bàyyi fa famille am ak léppam daw États-Unis ne lii mënu ko nëbb waa adduna bi waaye yooyu daan ko jël tege nee di wóolu ñii fu leen di wóoloo kon virus bi ñun leen jàpp mooy ñoom ñoo ko bëggee woon nii ba mu am ak seen objectif mooy wàññi nit ñi ba nit ñi nañ wàññeeku na nit ñi dee parce que dañoo jàpp ni ñoom ñooñ nga xam ñoo ŋànk nouvel ordre mondial bi ñoo ni bu nit ñi yokkee fii ak 2100 dañuy dem fukki milliards ak juróom ñoo ngi toll ci juróom-ñetti milliards yu manqué lëf kon nag ñun leen jàpp mooy ñii mënuñu leen a wóolu comme nit ki nag bu dalaa yéene nga dee mënu laa yéene nga wér kon nag ñun looloo tax sax coow lii nga xam ne moo am muy vaccin bi ñu am ci position biñ ci am. dina ñëw ci vaccin bi mais laata vaccin bi am na taxawaay boo xamante ne nguur gi am na ko fi mbas bi duggee ba léegi gis nañ ne xeex bi mu koy xeexee couvre-feu lay def ne da leen ay takk ay masque di am yoo xam ne mi ngi koy aaya alors xeex boobu naka nga gisee da nga jàpp ne xanaa nag am na lu ci positif. man de wax dëgg yàlla waxuma la nguur gi mais même ci àdduna bi ni ñuy xeexe mbas mi lu ma yéem la yow buñ nee yow da ngay takk masque. te man maa ngi digal sénégalais yi nañ dem takk ay masque yi nga xam ñoo koy defaral seen bopp parce que gis naa Joe Biden bi muy def investiture am dafa dem wut masque tissu dem takk ko te nit ñi dañ doon wax ne masque tissu yi nañ ko bàyyi moom nag ponkal la. dem ci masque chirurgicaux yi. waaw bàyyi masque chirurgicaux yi parce que masque chirurgicaux yi sax ñoom ci mbas mi doog a door. dañ ne woon masque yooyu warut a génn ci biir laboratoire loolu la ñu waxoon. médecin bi sax suy génn ci biir hôpitalam di dox waru ko takk du loolu la ñu waxoon ca début lu tax ñu génn ci léegi di bàyyi nit ñu koy takk ci mbedd. bu ñu jotee ñu ne waru weesu 3 heures. beneen affaire bi ñu ne woon ñetti waxtu. boo ko takkee rek amatul benn effet bu mu mën mënatu laa aar. léegi masque bi da ngay gis waxuma masque yi nii fóot mais masque bi nga xam mooy masque chirurgicaux yi nga xam ni. kenn mënu koo fóot mooy ñiy jaay ñaar fukk wàññeeku na. léegi mi ngi jar fukk. ci masque bu daan jar téeméer ak juróom fukk. looloo tey na sama xel masque yoo xam ñi ko importé ñi ngi ko doon jaay ci début ba ñaari masque ñetti téeméer léegi ñu mu wàcc ba léegi ñaari masque ñaar fukk maanaam masque fukki dërëm kooku ku mu téyul sa xel war yow am da nga am fit. moo tax man li ma jàpp man tey na yow doo takk masque yooyu. non masque yooyu dama ko takk man li ma jàpp mooy nañ dem doon naa ko takk mais jàpp naa ne bi ma gisee li ci nekk ma jàngat ko man li ma doy mooy ñun Sénégal ci te loolu maa ngi koy digal gouvernement Sénégal nañ defaraat lañ doon def ca début ba maanaam dugal suñu tailleur yi ci biir masque yi ñu defar ay masque pour ñu suqali suñuy tailleur ba noppi nag ñu am assurance que masque yi dara nekku ci parce que masque yi man tey na sama xel ndaxte masque yoo xam da doon jar ñaari ñetti téeméer ñu toog ba mu neex leen ñuy jaayee ñaar fukk man loolu tey na sama xel. mais est-ce que tamit daam bu ñu tuddee masque nga ne tey na sa xel ñun ne vaccin nga ne tey na sa xel est-ce que doo ko xam ne tamit benn genre nihiliste nga boo xamante ne lépp lu jëm ci xeex bi rek da nga leen di contre. non du loolu c'est-à-dire ñi nga xam ne ñoo ŋànk mbir mi li ñu wax dafa leer ñoom ñoom ñi am doole nit ñi dañoo war a wàññeeku benn ñaar ñi nga xam ne ñoo ŋànk loolu yore seen alal ci àdduna bi dañoo taxaw ne seen xaalis ñi ngi koy def ci lu ñuy tuddee limitation des naissances maanaam bu nit ñi juddu ba nga xam ne dañuy def césarienne gratuite def planning familial ak xeetu planning familial bu mu ci mën a doon ñu def ci seen alal def ko gratuite ci àdduna bi
lépp loo xam daal dañuy fexe ba nit ñi dootuñu judd bu bari dañ ciy def seen alal. beneen bi mooy que ne bi feebar bi duggee ci àdduna bi képp ku ne mën naa koo faj ñu fel sa gémmiñ Didier Raoult la njëkk a fel gémmiñam bi mu génnee hydroxychloroquine bi boole kook azithromycine mi nga xam si moom mooy antibiotique bi mu koy booleel di faj nit ñi. naam man foofu maa ngi fay doon féliciter à l'époque professeur Seydi parce que moom bi coow li bare ci àdduna bi moom nee na loolu la doon faje te Sénégal bokk na ci réew yi nga xam ne quand même nee nañ seen faj baax na kon ñu ngi ko ciy kañ ci loolu mu def. mais àdduna bi yëpp réew yi jël seen responsabilité yëpp dañoo suivre Didier Raoult. OMS génne benn note de service benn moment ni bu ko kenn fajooti di napp nit ñi ba mu nekk mu ne non lay garaawul mën nañ koo fajoo parce que boobu gis nañ ni virus bi law na kon nag. te ñooñu ay médecins lañ yoo xam ne kenn ëpp leen xam-xam ci àdduna parce que Didier Raoult kenn ëpp ko xam-xam ci àdduna bi moom day def ci mbirum épidémie maanaam mbirum mbas kenn ci ñii di wax ëpp ñu ko ci xam-xam parce que li mu ciy bind di ci publier lu mat ñetti téeméeri publication scientifique lay def par an ci loolu nga xam ne moom mooy lu jëm ci épidémie waa léegi kon ñun kooku mën naa wax ay waxam ab wuyaa politicien taxawee fa lay wax ay waxam ñu daal di gëm kooku ñun duñ def looloo tax ñun suñu xel tey c'est normal parce que dañuy jàngat li nga xam mooy xew ci àdduna bi te li noo jàngat mooy dafa am ñu ŋànk àdduna bi ŋànk koom-koomu àdduna bi ŋànk média yu am doole yi ŋànk lépp luy service lépp loo xam ne banque la lépp luy joxe alal ci àdduna presque ñu contrôler ko téye ko seen loxo di wañ loxo état yi am seen objectif ni ñoom àdduna bi nii lañ gisee na ci ñëpp tënku ci boor bu mën a doon kon nag ñooñu man su ma leen wóoloo fu ma koy teg ñooñu laa wóoluwul parce que politique bi de surtout que jiixi jaax bi am yëpp ñoo ko andi bu teyee ñu ne lii baaxul bu subaa ñu ne léegi baax na képp ku ne mën naa faj feebar duñ jéem a xool sax na mën nga ko dañ naan la yow li nga wax tegoo ko fenn commencé la attaqué waaw léegi ñooñu am seen objectif toog ba mu neex leen daan na ñoom bii yoon la ñëpp war a jaar na ci ñëpp tënku mais lu tax ñu ciy tënku te ñun ñii wóoluñu lu tax ñu wóolu leen gis nga wóolu booy wóolu nit day tegu ci dara gis nga wóolu nit koo xam ni wóolu la lu tax nga wóolu ko kooku ak ndof la. dañuy dugg ci deuxième point waxtaan bi mooy mbirum vaccin yi tey xëy na ñu jàng ci journaux yi ñi xamal ne Sénégal bëgg na ñàkk lu toll ci 3,6 millions nit yoo xam ne dañ leen a bëgg ñàkk waaye mu am beneen information buñ ci toftal mooy ñàkk mi danañ ko am boo xamante ne baaxee nañ leen ko daal maanaam buñ ko résumé may nañ leen ko liñ ciy fay daal daanaka ab lu néew lay doon par rapport ak dose yi nga xam ne dañ ko waroon jënd lépp ba mu jeex alors loolu bi nga ko yëgee yéen ñi nga xam ne da ngeen di bañ ku tudd ñàkk sax da ngeen koy bañ rawatina ñu ne may nañu ay ñàkk loolu naka nga ko gisee information boobu. ni ma ko gisee kay wax dëgg yàlla jàpp naa ne Sénégal yëpp noonu lañ ko nar a gisee mooy yow feebar boo xam ne pour nga seet ndax feebar nga rek dañ lay fayloo juróom-ñetti junni pour nga seet yow sa yaram ndax feebar nga juróom-ñetti junni daañ la ko fayloo donc bëgguñu sax nga xam ndax am nga feebar bi wala amoo ko waaye boo ko amee lu mën a jar dañ la koy may loolu kum téyel sa xel. wax dëgg yàlla boo nee yow mii nit nga war ngaa xoolaat sa bopp. maanaam dafa am lu nekk ci suuf. mais li nekk ci suuf dafa bëri. ñun mënuñu leen a wóolu parce que li ñuy def sax ñoom seen bopp war nañoo xam ni dafa jubul xel mënu koo nangu kon ñun nit bu taxawee fee ni dama lay may loo xam ne yow yaa ngi am jafe-jafe yu ko gën a metti foofu tey ñoo ngi am ay feebar yoo xam ne moo gën a tuuti xaalis peut-être buñ ci mënoon a def. que lii nga xam moom lañ bëgg a def ñoom bu ma jëlee ay exemple mën naa jël feebaru roño nga xam ñi ngi nekk ñoo xam ne ay insuffisants rénaux lañ. nga xam ñi ngi dee comme ay weñ ci Sénégal gii ci quartier yi ñu leen di dëj chaque jour kenn waxu ci kenn jéemul lijjanti insuffisants rénaux yi pour ñu mën leen a dimbali ñu am sax ay centres yu ñu defee dialyse. waaye léegi ñooñu tege yooyu problème nga xam ay problème yu rëy la ci réew mi ak ci àdduna bi ñu toog ba mu neex leen daa am ku nuy may ay ñàkk. waa léegi ku nuy may ay ñàkk dana koy may rek ci Mali foro comme ça mooy kooku dina may ay ñàkk am na objectif bu mu ci am. kaay leen ma ñàkk leen gi ba sax tax président de la république ni moom dana génne militaires yi ak gendarme yi ci mbedd mi pour ñu dugg ci biir ñàkk yi moo lay wan ne kooku mi nga xooxatal nit ñi kaay ma faj la nag. non mais ñooñu bu ñu ci duggee peut-être ñu jàpp ci logistique bi la comme ni ñu ko defoon bi ñuy séddale ceeb yeeg yooyu. loolu jarul wax. waaw mais loolu bu dee loolu rek la bu dee loolu rek la. mais ñëpp xam nañ ne kenn mënu forcer nit ñi bu dee loolu rek la non si loolu ñu ngi koy tiit ñoom xam nga lu ñu nar a def te bu ñu ko fi defee képp kuy digal président Macky Sall nan ko bu mu dugg ci loolu parce que loolu coow rek lay indi ci réew mi. maanaam commencé naan ku ñàkkuwul doo dem fii ku ñàkkuwul doo def lee maanaam wut ay conditions yu ñu ciy toftal maanaam ñàkk bi moom xam nañ ne mënuñu koo forcer nit ñi mais xam nañ ñuy forcer nit ñi ñàkk bi dañuy dem ba mu neex leen ñu nar cee dugal ay pexe
bu ñu nee ba xam nit ñi nar ñoo ñàkku dañoo nar a andi ay pexe naan non ku deful nangam ku ñàkkuwul doo def nangam. mais loolu nag bu ñu ko ci dugalee. coow dina am ci dëkk bi. d'accord mais daam dafa am loo xam ne ba léegi ñun moo tey suñu xel mooy mbas mi tey am na ñett ñu si faatu démb ñett faatoo nañ ci bërki démb booy xool dinañ leen juróom-ñett wala juróom-ñeent faatu nañ ci bis bu yàlla sàkk ñu gis ay nit di si ñàkk seen bakken léegi loolu dégg nañ professeur Souleymane Mboup mu ne ak variant britannique bu bees bi ñàkk bi muñ ci mën a génne wala loolu lépp yéen ngeen taxaw ci wet gi ne kenn du fi ñàkkoo. waaw jërëjëf foofu laay kon fu ñu jëm foofu laay départ professeur Souleymane ñu ngi koy félicité parce que moom kàngam la ci mbir mi mais nag yow ñàkk yi du kañ la pare woon du ñàkk yi pare na presque bi ñu ko annoncé ni pare nañ homologué nañ seen i ñàkk te encore une fois loolu je rappelle ñoom ñi nga xam ñoo ko defar nee nañ ñàkk mënuñ cee jël benn engagement xamuñu ndax boo ko jëlee ndax da nga am feebar bi wala doo ko am xamuñu ndax feebar bi soo ko jëlee ndax yow daan la mën a wàllu feebar bi wala yow di nga ko mën a wàllaat nit loolu lépp nee nañ duñ jël benn engagement yan jeexital lay def ci sa yaram muy effet secondaire tamit ñi ko defar nee nañ duñ ci jël benn engagement mooy laboratoire yi ko def waaw léegi beneen bi ci doole ko mooy variant bi ngay wax mooy soppiku gi ñoom defar nañ seen ñàkk ba pare doog a yëg ni ca Afrique du Sud ak ca Angleterre ak ca Brésil am na xeetu soppeeku bu fa doomu jàngoro bi def waa léegi ñoom kon léegi xeetu soppeeku boobu kon sóoraale woon nañ ko bi ñuy defar vaccin bi xam nga nit il faut ñu respecter ñu booy xeex ak dara da nga koy xam ci bépp boor pour mën koo xeex mais yow yaa ngi xeex ak dara loo xam ne xamagoo ko ñoom d'abord bañ koy defar tamit waxoon nañ ne nag xamuñu ko même bañ koy defar nee nañu woon xamuñu virus bi ni muy soppi ko nan la mel carrément ñoom xamuñu ko mais teg ci defar seen vaccin ba pare virus bi soppeeku bu bees andi ba noppi ñu ne ba léegi bañ defaroon ba léegi moom mooy faj. mais amaana mën na am tamit soppeeku bi mu soppeeku ba tey am na ay ferñeent yu ñu def si biir vaccin ba xam ne. non déedéet il faut être sérieux ñoom dañ mën na ci am. ñoom dañ ne mais daam xam nga ñoom dañ ne soppeeku bii muy soppeeku moo gën a dangereux. soppeeku bii muy soppeeku. moo gën a garaaw yi nga xam ne moo fi amoon avant. donc loolu aussi c'est important ñu boole ko ci Moustapha beneen mooy que ni ñun dañoo jàpp ne bu ñu xoolee ni ñoom ñi ko defar dañoo ragal ñàkku ci parce que PDG Pfizer et bala maa ñëw ci PDG Pfizer d'abord dafa am ñaari ñàkk yoo xam ne médecins yi ci àdduna bi yëpp barki démb alhamdulilah parce que man maa ngi interpellé depuis quelques jours maa ngi interpellé la communauté scientifique bu Sénégal mooy médecins Sénégal surtout les profs d'université nga xam ne ñoom dara waru leen a tënk ci li ma jàpp parce que ñun professeurs yi ñun muy professeur lycée muy professeur université muy jàngalekatu daara yu lalu yi ñun ay enseignants lañ ñun dara tënku ñu xam nga lu ñu intéressé mooy dëgg notre rapport avec la science mooy tegu ci dëgg ak bu mu ci mën a doon mooy science exacte mais science sociale moom bu mu ci mënti doon ñun ci dëgg la ñuy taxaw léegi nag heureusement depuis bërki démb maa ngi gis benn professeur d'université bu taxaw ci télé yi di assumer ay position maa ngi koy sant di ko gërëm di ko won ni loolu la ñuy xaar ci communauté scientifique bi tey ñaax yeneen prof université yi nekk faculté médecine ñu def comme ce jeune professeur là qui a pris ses responsabilités wax ni Moderna mu ñàkku Moderna bi ak ñàkku Pfizer bi mu ko waxee dama kontaan Moustapha parce que ba ma koy wax dañ doon wax Dame Mbodj du spécialiste da cee war a génn man ni leen boo waree wax te waxoo ñëwër te wax booba ñoom man leader d'opinion laa gis naa ne am na luy raam jëm ci ñag bi jëm ci sama askan damay taxaw xeex ni lii d'accorduma ci maintenant ña waroon a wax waxuñu woon mais heureusement léegi ñi waroon a wax ñi ngi wax léegi ay professeur d'université ñi ngi génn di wax parce que Libaas Niang le professeur Babacar Niang daf ci wéetoon léegi nag gis naa professeur d'université bu taxaw ne moom lii ñu bëgg a def c'est dangereux parce que effectivement c'est une méthode inédite comme na ma ko doon waxee la ko waxee ma kontaan mu ni ñàkku Pfizer bi ak ñàkku Moderna bi nga xam ne Pfizer dafa lënkaloo ak BioNTech ñu defar seenum ñàkk boo xam si ci ARN messager lañ ko jaare nga xam ne méthode la moo musta am ci àdduna bi ñu ñàkk ko nit Moderna aussi def la même chose ñaari laboratoire yooyu loolu ñu def ci àdduna bi man nag ba ma koy wax du woon samay wax man damay wax toujours ne damay reeteet du samay wax parce que ba ma koy wax dama koo tegoon ci waxi Christian Perron qui est un grand docteur dans ce monde teg ko ci Didier Raoult ñoom ñaar ñëpp ñu ne li ñu bëgg a def ñàkk nit ñi yëfu dof la kenn yëfu dof la moom mooy Didier Raoult Christian Perron ni ils veulent prendre les populations du monde pour des cobayes danoo bëgg essayer ci ñun seen i ñàkk te loolu c'est dangereux ñoom ñaar bi ñu ko waxee ma ne man du ma médecin waaye nag war man na maa fésal nag waxi médecin loolu xanaa nag wax dëgg yàlla man kenn waruma koo bañal xam nga su doon maa ko wax man dama ne médecin diw ak diw nee na nangam ba ma ko waxee nag tey jii bi ko ab médecin waxaatee fii Sénégal nga xam day jàngale ci université de Dakar
ca faculté médecine kooku nag lu bees la ci mbir mi donc li ñu jàpp mooy ñoom dañ ni ñaari vaccin yooyu ñoo gën a dangereux ci yi fi créé parce que ñoom ñi ngi xëccoo seen biir ku ci ne naan sama vaccin moo gën a baax mais au moins d'accord nañ ni Moderna ak Pfizer seen ñaari vaccin ñoom dañ koo jaaree ci méthode boo xam si ci ay mala lañ ko daan. loo xam ne musul am. musul am ci àdduna ñu ñàkk ko nit kon nag président Macky Sall moom ku koy digal même bu demee bay indi vaccin na fexe ba vaccin Pfizer moom bu mu ko xalaata tànn vaccin Moderna moom bu mu ko xalaata tànn maintenant nag. leneen lu muy tànn non yooyu moom c'est xamul tax parce que médecin yi nekk fii suñu réew sax d'accord nañ ne méthode boobu mosuñu koo ñàkk nit kon nag ñun du ñu jël benn risque ñu koy dugal sax ci réew mi. mais genre duñ fi dugg parce que tamit xam nañ ne tamit conservation bi dañuy am problème. waaw non loolu lépp leerul xam nga loolu lépp leerul xam nga ñoom dama la loolu nañ ci Sénégalais non xoolal loolu ay benn chaîne de froid bi mënuñu koo respecté am na yoo xamante ne degré yi muy laaj amuñu yow da ngaa xamul kon gars yi ak seen i pexe xala buñ demoon ba loolu rek das si buñ ko siiwaloon ñama nañoo xëy rek ànd fi seen i nganday camion frigorifique yoo xam ne dañ leen koy yónnee ni léegi mën na denc affaire yi. gis nga non mais ba moins 17 wala ay moins kii loolu lépp mën na nekk xarala yi mën na loolu. dama ne loolu man du ma ci dugg mën nañoo ñëw def lu leen neex te kenn du ci mën dara moo tax ñun li ñu doy mooy comme ñi nga xam ñoo jàng lool nee nañ Pfizer ak Moderna yoon wi ñu jaar ba defar seen vaccin yoon woowu mosuñu koo jaar ci benn vaccin bu ñu jëmale ci nit. kon nag buñ ko dugal sunum réew. beneen bi nag mooy le PDG de Pfizer. dañ ko laaj. comme ni ñu laajoon président Macky Sall 31 décembre xam nga am na journaliste bu ko laaj ne ko président bu ñàkk yi ñëwee ndax da ngay ñàkku mu daal di tontu ca question yëpp tëb boobu mu tëb lu am importance la pour ñun sénégalais yi parce que ba muy tëb presque tëbul benn question boobu tax mu tëb ko man intéressé na ma. beneen bi mooy PDG Pfizer dañ ko laaj ne ko ndax di nga ñàkku mu ne moom du ñàkku ay employés am doonu ñàkku. ñu ne ko waaw PDG yéen ngeen defar seen vaccin mu defar vaccin bi mu te yéen ngeen defar ko mu ne non c'est que damay bañ ñu defa ne ñun dañoo aakimoo mbir mi nañ ko bàyyi ñeneen ñi parce que ñun buñ njëkkee ñàkku day mel ne ñun dañoo aakimoo mbir mi yow loolu doy na la wax jooj doy na la yow koo xam ne yow ak say employé matu leen 1000 personnes te yow yaa ngi dugal ay 3 millions de doses ci àdduna bi il faut que les gens soient sérieux. ok daam wóoluwoo leen léegi d'accord wóoluwoo leen ñàkk bi alors fi ñu daanelee mooy gannaaw boo teggee dara da nga fay teg dara d'accord leen ak ñàkk bi lan ngeen di proposer xanaa duñ wéy ñi ngi wax ñi takk ay masque ñi ngi takk ay masque ñi ngi raxas suñu ay loxo mais jàngoro jaa ngi wéy di faat donc kon lan ngeen di proposer loo xamante ne dina mën a remplacer ñàkk yi nga xam ne yéen bëggoo leen ko fi. waaw ñoon xam nga lu ñu gëm mooy que ni ñoom virus bi ñoom lañ jiiñ ñi ñoo ko fi andi ñoom ñooñu ko fi andi ñoom dañoo am objectif pour wàññi nit ñi ñu dee loolu lañ bëgg ñoo ko wax mu leer nañ les Illuminati et les francs-maçons ils ont un projet cynique de réduction de la population mondiale loolu kuy koy werante da ngaa xamul loolu lañ bëgg lépp la ñuy yëngatu ci loolu lañ nekk moo tax sax ñu naan na góor ak góor sëy mooy seen affaire caaxaan yooyu na jigéen ak jigéen sëy pour bañ nit ñi judd. su ko defee njaboot du am. waaw njaboot du am ñoom bëgguñu nit ñi judd ñoom problème même LGBT yi affaire caaxaan yooyu affaire seytaane yooyu nga xam moom lañ andi ci àdduna bi looloo ko lal mooy bu nit ñi judd. donc ñoom nag comme ñoom loolu ñoom ñoo andi solution bi man li ma jàpp mooy beneen pexe mën na am man néewuma vaccin buñ ko mës a defar mën nañoo defar ay vaccin mais ñu bañ cee lal seen i pexe yi ñu ci lal moo tax ñun d'accorduñ ci mais tey jii bu ñu defoon loo xam ne xel mën na ko nangu médecin yi seen adduna bi yëpp ñu bañ a nekk di parparloo ay kee di génne vaccin kee di génne vaccin ñu naan tey médecin chinois yi génne nañ ñeeni tey russe yi kee daan ne américains yi kenn européens yi loolu moo baaxul xamuñu lu ñu jàpp mooy ñoom la communauté scientifique mondiale mën nañoo toog bàyyi seen yëfu tappale yi ak seen guerre des vaccins bi ñu toog waxtaane loo xam ne aar nit ñi moo ko tax a jóg ñu génne vaccin boo xam ñëpp ay d'accord ñu homologué ko xool jeexital yi mu nar a am ci nit ñu teg ko nit ñi fajoo ko moo gën seen yii ñu nekke mais nag ku ci nekk di guerre sa morom te kenn ñëwu ca jël sa vaccin morom ñun jàpp nañ ne ay solution mën na am man li ma gëm mooy feebar bii la communauté scientifique mondiale bu ñu toogee te wutuñu benn galgal bu ci nekk ak ay pexe ak ay yëfu caaxaan ak seytaane mën nañoo génne lu ko faj ba noppi ñu bañ a ñàkkal fayda yeneen type de traitement yi nga xam ne am na ci àdduna bi ñu bañ leen a ñàkkal fayda parce que gis naa waa RDC mais médecin RDC yi dañoo génne seen médicament waxuma la ay tradipraticiens de les médecins la communauté scientifique de la RDC da nga ma dégg ñoo taxaw defar seen c'est bien présenté ñu ni ñoom lii day faj
Covid 19. ndax am nañ ci ay résultats. waaw mais loolu nañ ko essayé lu tax duñ ko essayé président Macky Sall. yow tamit santé du ay caaxaan. non waa léegi santé du ay caaxaan loolu laa bëggoon nga dugg ca waa léegi. waaw non may ma waa léegi may ma rek mais loolu tax ma bëggoon nga wax loolu. waaw santé du caaxaan léegi président Macky Sall lu ko doy ci vaccin yi ba mu commencé di teg ay stratégie de vaccination. mais gis naa ay dëkk di ñàkku. non attends il faut qu'on soit sérieux dëkk yooyu dañoo am ay comité scientifique yoo xam ne dañoo ñëw xayma nee nañ mais président Macky Sall du wax ci état bi est-ce que xam nga ne ñàkk yi ñemewu la ñëw rek ñàkku nañ te comité scientifique bi saytuwuñ ko loolu mooy loi réew mi. amoo droit non bu fi ñëwee daañu ko war a saytu d'abord. loolu waaw loolu lu tax waxu ci. lu tax waxu ci non évidence de bu ñëwee nañ ko saytu. non lu tax non waaw lu tax kon bañ ne Covid organique ñu ne léegi loolu la ñuy def lu tax bañ waxee Covid organique ñu ne non il faut que la communauté scientifique du Sénégal valide ko. lu tax waxuñu ko ci bee. non mais bii bu ñëwee dañ koy valider tamit. non lu tax waxuñu ko non même buñ ko waxul yoon la. waaw Moustapha yow téye sa xel lu tax ñu waxoon ko ci Covid organique loolu du xeeb sa bopp parce que Covid organique Madagascar moo ko créé ay africains comme non mais buñ ko waxul sax lii am la parce que loolu mooy logique. waa léegi kon loolu tax Covid organique bi tam mun ñu woon def la même chose bañ ko wax rek ñu ne comme logique la jërul wax lu tax defuñu noonu non gis nga il faut ñu gëm suñu bopp gëm ni ñun bu ñu amee fii en Afrique ay laboratoire yu fi nekk wax ne am nañ solution dañ ko war a dooleel. man li may ñaan président Macky Sall mooy mu dooleel suñuy moroomu africain yi nga xam ne nañ am nañ solution bu dee ñun Sénégal amuñu. ok Dame ma bàyyi la nga def sa mot de la fin li ñu amoon ci temps jeex na. mais ban message ngay envoyé. mais message bi may envoyé rek mooy di wax ni. ñun dañu créer suñu collectif non au vaccin. assumer ko comme ni mu amee ci réew yëpp parce que réew moo dem loolu am na fa ñi d'accord ak ñi d'accordul c'est ça la démocratie noonu lay doxe mais ñun li tax d'accorduñ nag dañoo gis li indi jiixi jaaxa ci mbir mi bari na te ñi nga xam ñoo séq mbirum paj ci àdduna bi dañoo tasaaroo ñii nee nañ baax na ñii ni baaxul te ñi ni baax na danoo gis ne am nañ ay intérêt ci big pharma mooy ñi nga xam ñooy defar garab yi ñi ni baaxul tamit ñu gis ne ay professeurs d'université yu kenn mënta werante ne am nañ xam-xam lañ kon nag ñun suñu comparer affaire yi jiixi jaaxa am ñu wax ne ñi nga xam ñoom ñooy comité scientifique dañoo féewaloo ànduñu wax benn wax kon ñun ñi nga xam ne ñun lañ ko nar a ñàkk am nañ droit tey ci parce que wér-gu-yaram yàlla moo la ko jox te kenn wërta nangu di wisaare sa wér-gu-yaram maa ngi leen sant leen gërëm. jërëjëf Dame Mbodj moom mooy secrétaire général CUSEMS authentique ñu koy jaajëfal ci ànd bi muy ànd ak ñun si jotaayu invité de la rédaction bi ñu doon waxtaanee tey ñàkk yi ak stratégie bi nga xamante ni nguurum Sénégal mi ngi koy jël depuis bi fi mbas mi duggee ba léegi Libaas Mbaye moo nekkoon ci caméra yi jaa ngeen jëf ba beneen yoon.